Voici Trafic News. Pape Ali Cissé. Pape Ali Cissé. Pape Ali mbaa yaa ngi en direct. Pape Ali mel na ni dégguñu ko xam naa dinañ ko jot juste avant Amam Mbaye di ñuy tëj ci émission bi aywa. voilà ñu door waxtaan wi ak nag l'intersyndical bi ba ñuy liggéeyee si kër gi di Sen'Eau ñaari fanu grève la ñu fas yéene sumb tey ji saltine ji la ñu koy door si ab ndaje la ñu woote woon ni ki démb ngir nag waxtaan seen biir xool doxalinu direction ba ña ngi koy ñaawlu ndax déggoo sax seen waxtaan ba mujjee sa am ñu teewlu sa El Hadji Malick Lay délégué bu l'intersyndical bi. altine ak talaata ku nekk na ci yéen na toog këram. intimidation yi nga xamante ne nag mooy jib ak réquisition yi nga xamante ne ni moom la direction générale bi jël ak ñi mu àndal pour jéem a intimider nit ñi loolu la ñu wax ne bu leen toppatoo bu leen kippe bu leen faale ndax yoon mayu leen ñuy réquisitionner tout le personnel amuñu lu dul 25% loolu la ñu war a am pour réquisitionner te réquisition duñ ko jox kudul ñi nga xamante ne nii ñooy personnel technique donc mënuñoo jël 100% di réquisitionner travailleurs yi bu leen ko nangu na ngeen toog seen kër le comité bi wax toog leen seen kër bu kenn dem fenn bu kenn dem di jël benn réquisition toog leen seen kër ngeen déglu comité bi lay xew ak la nar a xew altine incha allah daañ ci ñëwaat. loolee nag jot nañu ko weddi sa kër ga ndax nee nañu si juróomi syndicat ya fa nekk jàppale ne kon ñaar képp ñoo xam ne dañuy dem grève te loolee mënul andi benn gàllankoor ci li nga xam ne rek moo di liggéey ba Momar Sy secrétaire général bu syndicat national des travailleurs de l'eau mooy ni xamle ñu teewlu ay kàddoom ak Idrissa Diémé. ñuy déclaré grève ni dañuy dem grève lundi ak mardi ñu jàpp nag société bi Sen'Eau juróomi syndicat ñoo fa nekk juróomi syndicat yi tey ñetti syndicat yi nga xam ne ñoom majoritaire ci kër gi grève boobu nekkuñu si te ñu ngi rassurer population que ñun demuñu grève te ndox du manqué dara du manqué sooy dem grève dafay fekk nga am benn problème opposition ak sa société wala ak say responsable société noté wuñ fa ñun benn conflit boo xamante ni am nañ ko fa lépp li nga xam ne tey entreprise bi fekk na ko fi bi fi SDE jógee te mu nekk ay accord depuis 2020 ba tey lépp luñ ci waroon def nañ ko ci. waaw ca mu ngoog mu ne kon ak réeroo am na déjà ñoom si biir syndicat yi ndax jubóowuñu ci li nga xam ne moom mooy seen grève bi. waaw jubóo nañu ce qui est sûr mooy am na ñenn ñuy tuumaal. ñii di wax ne ni ils sont non seulement minoritaires mais direction bi ci boppam moom moo leen instrumentalisé gis na dans une lutte syndicale loolu day du ñàkk parce que direction générale fu mu mën a am. dina am ñenn ñu ànd ak moom doon ay délégués doon ay syndicalistes yoo xam ni peut-être ñoom ils y trouvent leur compte mais ñeneen ñi ñoom jàpp nañu ni ils sont majoritaires à plus de 52%. maintenant li ëpp importance mooy tey direction bi ci boppam na fexe ba ñoom li ñuy ñaxtu ñu wut ci benn solution et ça pour le bien des Sénégalais parce que mënuñu toog ci jamono ji nga xam ne c'est vrai que ndox moo ñu wër. inondation yu bari waaye tamit ñàkkum ndox mi beneen cas lay doon surtout ci loo xamee ni ñu ngi wax yenn ci ay feebar yoo xam ne feeñ na ci àdduna ñu génnee ci Covid di la wax ci wàllu beneen fièvre boobu nga xam ne am na fi nañu wut solution te solution bu rapide pour seen ñaxtu yooyu parce que boo xoolee li ñuy ñaxtu ci li ñu wax augmentation salaire révision grille des salaires cotation des postes réduction des expatriés ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay missionnaires ak yooyu loolu yëpp daal li ci ëpp importance mooy ne direction générale bi toog ak syndicat yi seet nu ñuy waxtaanee ba wut solution ndax bu ñu ko deful li mën a am ci jafe-jafe askan wi ñoom ñoo koy yëpp aca ñu waxtaanee kon taw mi nga xam ne mën na sañu wax ne njeextulaay bés bi maanaam week-end bi arrêté wul ndax yebbal gi sakkan na lool ndox mi bariwul lool fii ci diwaanu Ndakaaru def naay Njombes Grand Yoff foofee nga xam ne bëri na ci ay kër yu nga xam ne ni sa Fass Missira ak Jidda nga xam ne nag dëkkandoo sax si ndox mi lañu fanaan ñàkk pexe askan wa maire ba futu sàkku nañu ci autorités yi ñu jóg si ut ci ay pexe lu ko may rek dana metti lool si ñoom Pape Gueye yor seen kaddu ñu teewlu ko Alassane Balde. bari yàqule nañu ñii seeni bagage yàqu na ñii seeni kër am na problème kër yi nga xam ne dañ leen abandonné woon tey ñu nekk ay bassin dormant ndox yaa ngi ci biir yooyu yëpp problème de santé publique lay mujjee doon démb problème am na fële ca zone de captage ci bassin bu mag bi ba mu am débordement ba ñu am lu xaw a sede foofu yooyu yëpp daal am na Grand Yoff ñu bëgg autorités yi daal ñu taxawal ñu
jàppale ñu régler ñu suñu problème moom mooy ndox yi jógee ci cité nouvelle yi extension yi lépp li nga xam ne mooy les zones environnantes day ñëw ci bassin wu grande mosquée bu Grand Yoff loolu mooy suñu problème ñu bëgg autorités yi diminuer ñu affaire boobu par le réseau du BRT buñ ñu ko régler rek ñun ñu am jàmm au minimum à 70% buñ ñu ko régler ñu mën tamit dinañ mën a am jàmm kirage le président de la République mu def effort jàppale ñu pour ñu mën a régler problème bu Grand Yoff définitivement parce que avec inondation yi moom Grand Yoff du mës a avancer ci sous-développement lay mës a nekk. la ñu nemmeeku sa Grand Médine quartier bi lëm jàppale ne kon ndox maa nga tagga tembe ba léegi am na ci ay kër yu nga xam ne miir bi sax dafa daanu ñu ànd Cheikh Alassane Balde. ci diwaanu Grand Médine fii ci Ndakaaru ay njaboot yu bëri ñu ngi dund ci ndox mi nii démb ba tey naam sax ñu ngay jàppalante seen biir ngir mën leen muccal ci la ndox nag teewul jafe-jafe gën a tar diggante moto pompe ak ay jumtukaay yu jëfandikoo ngir ngàcc ndox bi ku ci ne di jéem ci li nga mën. ngàcc rek di tuur ci tali bi suñu kër yi dañuy fees dell ak ndox loolu rek moo ñu sonal waaw jafe-jafe yu daal lañu am ku ñu si dimbale daal ñu jël. yenn kër yi sax lii di mur yi moo daal di màbb jural leen ay jafe-jafe gannaaw ay yàqute yu mu indi ci biir kër yi. foofu bëri na kër yoo xamante ni seeni borom amuñu fa benn kaas boo xamante ni mucc nañ ko rawale ci biir kër gi ndox bi fekk na leen fa saccagé na leen fa yàq na seeni alal mala yi fa newoon li ci ëpp seen bakkan fi la des. askan boobu jàpp ni dañ leen a seetaan ay attaques ni ndax lu ëpp fanweeri at ñuy dund jafe-jafe yu ni mel ci nawet lekk saa sax mu gën a métti ndax at yu ñu weesu ñàkkoon nañu seeni ay doom ci lu ci ëpp di ay tout tànk. Tëngéej moom askan waa si ab maire bu Fuuta tax nañu wàcc sa mbedd ma mu di ña yeewoo sa Nimzaat Fass Noflaay ak Fass ñoom nag yoon bu dugg seen gox boobee la ñu bëgg ñu jagal ko ndax metti na lool saa bu tawee dugg baax génn ba dafay metti sa ñoom nee nañu nag loolee mooy dakk sa Tëngéej ndax ñoom ndaw yi rawatina askan wa ci boppam takku nañu taxaw seen i jàmbat ñoo koy jàmbatal seen bopp ndax nee nañu waaye politique yi nekk ñu fi lu dul seen yittey bopp ñu ànd si ñenn si ñoom jot nañu yëkkati ay kàddu dénk ko Cheikh Ahmed Tidiane Seck. ñii ñu fal leen ñu nekk député ñi nekk ministre ñu fi yeewoo xam ne la population souffre et que les mots yi nga xam ne Tëngéej mu ngi koy jànkoonteel ñoom duñ ko transmettre au président de la République. Ça fait 12 ans déjà amatuñu tali bu praticable pour passer à la vitesse supérieure nag ndax yàgg nañoo wax depuis 12 ans ñi ngi wax les experts par-ci les autorités par-là on en a marre li ñuy laaj maintenant mooy d'ici mercredi la ñu maye. fii ak mercredi la ñu maye. lu gis ñoom la ñu passer à la vitesse supérieure parce que sonn nañu. du jeunesse buy toj du jeunesse buy taal ñun dañuy taal suñu dëkk duñ ko yàq mais nag am nañ fulla gu toll ne suñuy carte ñoo ko moom heure boo ñu defee loo ñu warul def bu élection jotee ñu sanctionné la def nañ ko ci local yi ba mu gis ko législative yi au soir du 31 juillet lii bu ci taxawul mu gaaw dans les plus brefs délais maanaam day gën a sanction bi day continuer ba 2024. alors li am solo Birahim seen kàddu moo di nee nañu duñu jeunesse buy toj duñu jeunesse bu nga xam ne dañuy yàq li ñu moom waaye nag xam nañu valeur u seen carte électeur bu fekkee seen jafe-jafe kenn fullaalu leen ndax politiciens yi seen bopp lañ fa nekkal ñoom dinañ ko saafaral seen bopp. waaw parce que seen carte électeur ñoom xam nañu lan mooy njëriñ bi mais attention il faut quand même que ku ci nekk tamit ci suñu responsable yi muy sur le plan politique ñiy gouverner actuellement waaye ñii tamit bëgg gouverner ëllëg. ñuy mën a wax dëgg askan wi Mambay il y a eu des inondations on a vu le chef de l'État sortir dem ba Kër Massar donte am na ay images yoo xam ne nit ñi dañ ko doon ñaawlu ci nu mu fa nekkee la mu doxeek yooyu mais inondation yi am fan yi nii ci yenn zones yi mais pour man il était raisonnable que le président de la République ak yenn ci ay services am yu ci mel ni ministre bi ñu dénk wàllu assainissement mën a dem ci yenn zones yi nemmeeku askan wi au moins mën a dalal seen xel wala waxtaan ak ñoom donte amul changement boo xam ne mën nañ ko ci indi mais gis nga le problème des inondations ce n'est pas un problème ponctuel boo xam ne dafay naan ñaari fan la taw benn weer wala taw ñetti weer mu taw ko ci ñetti fan ce n'est pas ça le problème qui se pose c'est que depuis Diouf dafa am loo xam ni dañ ko réussirul ci biir réewum Sénégal rawatina fii ci Dakar lu ñu réussirul mooy lan ba ci wàlluk aménagement territoire ba ci wàlluk dëkkuwaay dañoo jël mbir yi jox ko collectivité territoriale ñu dagg ay parcelles di ko joxe ba ci ay zones yu ñuy wooye ay zones non aedificantes yi ñoo xamee ni foofu ci yooyu les zones waruñu foon sax tabax mais
parce que am na benn paupérisation askan wi di soxla fu ñu mën a dëkk ñu jox leen ci yenn ci ay bërëb ñu mën fa dëkk tey ñu jiitu dëkk yooyu dem tabax fa mais avant ñu fa doon tabax am loo xam ne dafa waroon am te am fa muy ci wàlluk aménagement lu jëm ci ba ci ay canalisation assainissement yooyu ndax loolu moo war a jiitu sax li nga xam ne moom mooy tabax yi ba nga xamee ni lu mën a am tamit du ñu ci tuumaal ne ni nguur moo def wala nguur moo deful tey j'ai entendu un propos du docteur Cheikh Gueye nga xam ne il est géographe nekk tamit ci IPAR jiite ci am lu mu ci yore mais li mu wax dafa leer am na ay journaux yu ko reprendre mooy ni bu ñuy tabax tey dañ ci waroon a boole yi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàll woowu pas question que yow yaay directeur de l'urbanisme wala yow yaay ministre bi ñu dénk wàllu nangam habitat ak yooyu lu la neex ngay def wala fu la neex ngay ne nañu tabax fii wala nañu tabax fële wool ay experts ñu xam ndax lii ñuy war a def nii dina am jeexital fii léegi 10 ans ou 20 ans je donne un exemple on parle de plus en plus de déclassifier benn partie wu lu ñu woowee filao yu Guédiawaye lan moo taxoon ñu teg filao yooyu mu am zone boobu pour éviter li ñu woowee avancée de la mer waaye tamit désertification tey bu ñu dindee benn partie bi ne dañ koy déclassifier pour ay nit dëkk fa est-ce que gis nañu conséquences yi fii ak 20 ans 30 ans est-ce que géej gi du ñëw ba nangu yenn ci ay dëkkuwaay ci zone boobu loolu yëpp c'est des choses yoo xamee ni il faut nécessairement nga woo ay experts yoo xam ne loolu seen xam-xam ci la màcc waxtaan ak ñoom ci zone boo war a taxawal bu ñu war a tabax nan lañ koy tabaxee on a parlé de nouvelles villes yóbbu ko Diamniadio yeneen nouvelle ville feneen ak feneen dans tous les pays au monde fu situation yu mel nii am gouvernants yi ak ay experts dañuy seet lu ñuy waxtaanee bu jaree délocaliser benn dëkk entier jëlee fa ay nit pour yóbbu leen feneen pour éviter yenn situation yi dañ koy def ayca ñu waxtaanee ba tey Thierno Alassane Sall moom sax noonu la gisee dafa gis ne lii nga xam ne nag askan wi ñu ngi koy dund ci mbënd mi metti na lool te nag lu ñuy njàkk nguur gi moo du njàkk ndax liggéey ba ñu waroon def defuñu ko kon nag liggéey baa desub yëngal ay kàddoom la ñuy teewlu moom Thierno Alassane Sall bu coalition Aar Sénégal. Sénégal bu tawee 80 millimètres ñu jàpp ni ndoxum asamaan si yëpp sotteeku na ci suuf si alors que boo demee Douala wala Libreville lu muy taw ci benn waxtu du ko taw ci ñaari fan ci Dakar wala Mbour te bu tawee ba sebet rek mel ni musul taw nga ñëw fii tal yëpp fees kër yi fees mbedd yi fees lu ko waral parce que Douala ñoom xam nañu taw jàngoro yu mu leen mën a jural loolu tax dañu am ay caniveau yoo xam ne day drainer ndoxum taw bi foo toll mbedd moo romb am na ay caniveau pour drainer les eaux de pluie fii nag amul benn effort bu ñu def ak dëkk bi nu mu mën a mel. ñu waxtaanee association nationale des policiers du Sénégal ñoom nag weddi nañu kàddu ya nga xam ne président bu mouvement national des policiers à la retraité dañu ko yëkkati ndax si ay kàddu moom Cheikh Keita dafa waxoon ne kon lu toll si junni yu tegal ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay policiers radié jot nañu seen ak ndàmpaay loolee nag weddi nañu ko ba mu set ñu teewlu sa Magoum Sow inspecteur police divisionnaire classe exceptionnelle bu dem à la retraite ay kàddu wax na nga ko baka yëg ko. dafa am kenn koo xam ne kii sunu nattangoo la ñu koy wax brigadier chef Cheikhna Keita dafa am seen rajo boobu ci bisu ajjuma ji tolloog le 22 juillet bii passé mu wax ne policiers municipaux yooyu nga xam ne dañ leen radié woon en 1987 nguuru Sénégal indemnisé na leen maanaam dàmp nañ leen di leeral askan wi ak di leeral waa réew mi yépp nag ñu xam ne loolu mu wax am Cheikhna Keita moomu tooñ ñun bokkul ci sunu association encore mooy itam moom du alkaati municipal ndax il n'a pas été radié donc warul am lu muy wax ci sunu tur ñi leen di xamal ni bi syndicalistes yi demee di ko jox cahier de doléance ci feetu 1er mai 2016 président de la République dafa yëkkati 2 milliards mettre à notre disposition loolu mënu joxoon dafa bëggoon sunu cotisation FNR état bi mën ko régler ba mu jaar yoon loolu nag bokkul ak indemnisation kenn indemnisé wuñu dañu régler gap bi doxoon sunu diggante ak fonds national de retraite. ñu waxtaanee kàddu ya nga xam ne foofee sa diwaan Touba la ko yëkkati moom Ousmane Sonko di xam le ne kon benn opposition moo am ci liste yi mu di liste bu Yewwi ak Wallu nga sa des ñëpp ay liste la yu nga xam ne nii Macky Sall la ñuy liggéeyal kon nag liste parallèle yu Benno Bokk Yaakaar la loolee nag metti na lool coordonnateur bu Aar Sénégal di Abdourahmane Diouf sa Tëngéej ba ñu doon amal ab doxu ba nemmeeku fekk ji askan wi mu ngay sàkku ci moom mu jéggalu ñu ànd Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye.
kii di coordonnateur bu Aar Sénégal mu yëkkati ay kàddu andi nag ay tontu gannaaw kàddu ya leader bu Yewwi Askan yëkkati woon di Ousmane Sonko. Ousmane jëkk na wax ne am na coalition yoo xam ni Macky Sall la ñuy liggéeyal mu nag dem démb Touba Mbacké mu ni 8 listes yi fi nekk ñoom rek wàllu Yewwi ñoom ñoo ci liggéeyal opposition Sénégal ñoom rek ñoo taxawal askan bi ñeneen ñëpp président Macky Sall la ñuy liggéeyal moom Ousmane Sonko ci boppam xam na ne li muy wax du dëgg moom xam na ko ña mu nekkal Yewwi Askan bi xam nañ ne la muy wax du dëgg ña nekkoon ful ba ko doon déglu xam nañ ne la muy wax du dëgg te Ousmane Sonko tooñ nañu te tooñ boobu dañuy exiger des excuses publiques yu jóge ci moom parce que xam na moom ci boppam waxul dëgg. président bu parti Awalé daal di delloo bal bi ci intercoalition Yewwi Askan bi di sax yëkkati ay laaj. élection locale yi passé waaye Yewwi Askan bi fu ne taxaw nañ fa ci Sénégal campagne tey ñaata maire ñoo fa jóge dem ci Macky Sall nga dégg ne maire bi Yewwi Askan bi la nekkoon léegi bàyyi na dem na Benno Bokk Yaakaar dem na ci président Macky Sall dëgg la wala du dëgg. te kan mooy liggéeyal Macky Sall. Abdourahmane Diouf tànn tool yu lendeng xam ni foofu la ñuy béyee mbayum dër daal di jëmmal boobu lépp déclaration. jamono jooju Ousmane Sonko moom jaar na sa tëngee ca démb defub caravane askan wa teeru ko moom nag foofee jot na fa yëkkati ay kàddu sàkku ci askan wa ñu dem jël ji seen i carte électeur xaar bés bu rafet maanaam fukki fanweeri fan ak benn dimanche bi di ñëw ngir nag ñu dem amaat ndam def ko nanu defoon ci local yi ñu teewlu ay kàddoom moom Ousmane Sonko. mooy dem leen jëli carte yi ñi ko jëlagul woon nañ ko jëli ngir yàlla 4 jours yi des ci campagne bi xam ngeen campagne électorale ci dernier jour yi lañ koy gagné ñoom gis nañ ñu campagne bi est-ce que sant ngeen leen biir bés leen xëy ci bureau de vote ngeen voté massivement mais bu ngeen voté ba pare toog leen ci bureau de vote ngeen surveillé Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar lenn moo leen mën a arrangé mooy taux de participation bi faible parce que taux de participation bi su faible ñoom ñi ñuy dem di jox xaalis ñoo ñuy génn dem voté mais suñu dépassé 60% de taux de participation à 18 heures la page Macky Sall est définitivement tournée au Sénégal. Birahim cette fois-ci Ousmane Sonko mu ne dem leen jëli seen i carte électeur dem leen jëli seen i carte dem voté ji te sécuriser seen vote là c'est un discours responsable quand même. mais muy Ousmane Sonko muy keneen seen discours loolu la war a doon. pas Mambay dem lay tuumaal nii da nga bokk ci pouvoir. ça ne sert absolument à rien du tout de se créer des ennemis au plan politique à quelques encablures à quelques jours. lu ñu woowee élection législative yi li war a doon tey seen discours ñoom ñëpp muy opposition muy pouvoir mooy fàttali nit ñi nan la ñuy voté lan la ñuy voté lan mooy solo yu vote bi ak lan moo tax ba ni ñu war a dem massivement ci urne yi pour mën a def li nga xam ne moom mooy seen choix ci élection législative yi ñu jëm appelé à pratiquement ñu lay wax lu jeex parce que tout simplement da ngay benn moment sax victimisé wu nga ne ni ñun dong ñun ñooy opposition ñeneen ñëpp dañ leen a dugal wala en tout cas dañoo bokk ci nguur wala dañoo jege nguur loolu ce n'est pas ça le discours responsable bi ngay wax bi nga xam ne moom la ñu war a yore ñoom opposition que ce soit Ousmane Sonko donte je le rappelle bu ci biir tribune yu ngi wax naan Alioune Ndoye mu ngi naan Bougane bokkoo ci élection yi kon xamuñu lu tax ngay battre campagne mais Ousmane Sonko n'est pas candidat ci élection c'est la liste parallèle en tout cas la liste je veux dire ñu ngi koy ci suppléants yi ñoom ñooy dem ci élection yi en tout cas au plan national ci wàllu majoritaire bi mais comme tête de liste la ni maanaam opposition la bokk nekk leader ci opposition bi pour ne pas dire même que peut-être qu'il est même le leader de l'opposition actuellement nii day fay dem defi campagne mais li muy campagne ak keneen la keneen lu ñuy campagne seen discours tey xam nga lan la war a doon dem leen ci urne yi génn leen massivement bu leen jaarale seen carte ñi jëlugul seen i carte dem leen jëli seen carte parce que y a beaucoup de Sénégalais actuellement yoo xam ni récupéré guñu sax seen carte d'électeur ba nga xam ne bu ñu demee ñaari mën a am soit lu ñu woowee taux d'abstention bi bari parce que ñu bari duñu dem voter ji parce que jotaguñu seen carte am na suñu bari ñoo xam ne tey xamuñu sax nan la ñuy voter ça doit être le discours fédérateur
pas seulement de l'opposition mais même du parti au pouvoir nañu woote ci loolu te bàyyi xuloo beeg yenn xasante yi ça ne sert absolument à rien. ate ñu waxtaanee kon foofee si diwaanu Kaolack ndaw yi Benno Bokk Yaakaar da nee nañu bu fekkee président Macky Sall ndam la yaakaar foofee sa Kaolack bee boo rek mu xam ne du ko fa amee ndax nag ñoom ndaw yi woote nañu janox taskatu xibaar yi mer ba futti la ñu def jëmale ko ci Pape Demba Bitèye ndax nee nañu koppar ba ñu waroon génne ngir battale ko campagne yeggul sa ñoom ñu ànd Cheikh Omar Ba moo yor seen kàddu. directeur général bu Sénélec ñu def ko tête de liste départementale élection locale yi ñu weesu dañ ko defoon tête de liste départementale yàlla def ñu gagné ñu président reconduiraat ko defaat ko tête de liste départementale ci législative yi foogoon nañ ni buñ ko defaatee dina changer doxalin ndax moyen de bord yi nga xamante ne nii président jox na ko en tant que DG moom lañ doon xaar pour mu jàppalee ñi nga xamante ne moo nekk militant de base yi mais or que loolu gisuñu ko parce que lu tax gisuñu ko mooy moom dina ñëw waxtaan ak responsable yi mais buy dem fourage daal di xëddeen lii xeeñ neexut te bukki bi ñu matoon ci élection locale yi passé ngaan na laa lay wax nii ay bëñam feeñ na buñ deful ndànk dinañu mataat ci tànk. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar Birahim dafa mel ni mën naa laa libéré de ma bàyyi la nga dem rédaction. ka taxaw bi nag metti na instant bi sa commune bu Somone la ñuy dem foofee nag département bu Mbour yàggatul dara benn centre de santé secondaire dañ ko fa sanc loolee xamle moo di maire ba nee na nag jël nañu lépp lu ay matukaay ak seen i collaborateur ngir nag loolee daal di antu ñu ànd Cheikh Aline Badara Sonko. dëkk bii di Somone léegi mu am ñaareelu bërëb fajukaay buñ sukkandikoo ci équipe municipale bu bees bi. am na leneen lu ñu préparé dañu ay documents yoo xam laaj nañ ñu ko yóbbu nañ ko barke démb rek joxe ko pour sax am beneen fajukaay boo xam un peu plus loin ci beneen quartier bu ñuy wax quartier beneen dispensaire bu gën a moderne bi bu gën a yaatu bi pour parce que Somone population bi yokku na. D'ici quelque temps xam naa ne dinañ commencer réalisation yi parce que des budgets ont été votés. mu nekk plaidoyer bi nga xamante ne amicale bu ëmb employé yi hôtel Baobab bu Somone ñoom daal nañ koy rafetlu ndax d'ailleurs sax ñoom jàpp nañ ni dafa bokk ci seen programme wérgu yaram. chaque année dañ ne dinañ ko réitérer def ko pour la commune parce que c'est une demande nit ñi ñoo ko soxla donc moo tax ñun ñu ñëw jàpp ci côté boobu faj leen may leen garab en plus ku fi faju bu ñu la bindal ordonnance ñu ñoo jënd ordonnance bi. donc là aussi c'est à saluer mën nañu la faj rek bàyyi la nga dem doo mën a jënd ordonnance bi donc doo faju. en tout cas ñoom kàddu yi ñoo ngi ko yëkkatee ci 3e édition journée de consultation gratuite bi nga xamante ne amicale bu employé bu hôtel Baobab bu Somone ñoo ko amal ngir jagleel ko askan wi. foofee la ñu desandi hôtel Royal Baobab foofee nag kuréel gémb kon liggéeykat ya mu di amical ba ci boppam nee nañu leen gestu ndax nag bi mbas mi dikkee ay gàllankoor rek lañ si doon dund te ndimbal la ñu génne ñoom gis ñu seen wàll nga la waaye nañ leen sa jox seen wàll Abdoulaye Sadji moo jiite amical bu liggéeykatu hôtel Royal Baobab ay kàddoom. tey jii boo dee investissement bu toll noonu laaj na tey jii bu ñu tolloo fii pour relever les défis ak commencer l'activité ñu am benn accompagnement de par l'État. donc tey jii dañuy lancer un appel au président Macky Sall et à son ministre du tourisme ñu jàppale tourisme au niveau de la Petite Côte parce que ku xam ne Petite Côte tourisme rek la ñu am léegi amatuñu tool yu ñu béy amatuñu géej gu ñu napp donc tourisme rek lañu def comme activité boo xamante ni mën na jàppale dëkk bi mën na suqali dëkk bi. parce que tey jii képp ku liggéey Baobab yaa ngi 10 personnes wala 20 personnes yoo xamante ni ñu ngi sa gannaaw yaa leen di couvrir donc ñun dañu ñaan Macky Sall moom mu jàppale le secteur touristique de la Petite Côte et je dis bien toute la Petite Côte. ñu waxtaanee ñaaru pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram ak Pape Mante Mboup.